waaw ñu ngi nii ak ki nga xamante ni moom mooy monsieur le maire de Cambérène monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay ziar ma sœur. di kontaan ci yow. ñu ngi lay daal di jaajëfal bu baax a baax monsieur le maire ñuy waajal li nga xamante moom mooy 142e appelu Seydina Limamou alayhi salaatu wa salaam ñu gis forte mobilisation bi nga xamante ni vous avec sa équipe def nañ ko nga wax ñu rek lay maxtaa ban taxawaay nga am ci loolu. waaw jërëjëf ma sœur di kontaan ci laaj boobu nga ma laaj effectivement ñu ngi ci 142e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye al Mahdiul Muntasar woote boobu nga xam ni ba mu ko jibalee ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam démb ca Màkka déggaatunu ku woote loolu fii la jibee ci sow bi mu nekk appel à destiné à toute l'humanité du pour nit ñu ñuul ñi du pour nit ñu weex ñi kase adduna la Seydina Limamou woo donc événement la bu particulier événement la bu singulier dans l'histoire de l'humanité ñun nag ñu yàlla dimbali ñu gëm ko moom Seydina Limamou alayhi salaatu wasalaam dëggal Isaa muy doomam jooj di xalifaam ñun ñi nga xam ni ñun ñooy nuyoo laay ñun de dañoo bëggoon appel bi comme ni ko ñëpp bëggee mu nekk un événement ba nga xam ni particulier ci biir àdduna vision boobu yéene boobu la ñu am li nga xam ne nag moom mooy taxawaay bi ci suñu dëkk ànd ak l'équipe municipale ànd ak le chef de village dañoo bëgg commune bi chefferie de village bi responsable notable dëkk bi yëpp xalif bi jiite leen wax mbébétam ci mbir mi ñu ànd ceeg moom liggéey dëkk bi yaatu dëkk bi set ñun ñi nga xam ne ñoo fiy dund ñu yëg ni kat dëkk bi sell na mais ku fi ñëw it muy gan yi fi war a ñëw muy pèlerin yi ku fi ñëw xam ni Cambérène téye nañ seen dëkk defar nañ seen dëkk loolu mooy taxawaay bi équipe municipale bi bëgg a am moom mooy taxawaayu chefferie bi ci union ci solidarité ci unité boobu nga xam ni moom lañ tàmbale woon ci leen bëgg a wéy di ci woo mbooleem Cambérène di ci woo mbooleem kilifa yi la jeunesse dañoo am espoir parce que gis nañ ne taxaw nañu gëm nañ Cambérène bu yees boobu ñuy wax donc c'est l'occasion ñun ñëpp ñu renforcer wu ñu dooleel Cambérène ci lu baax ci environnement ci sécurité ci santé ci éducation ci sport ci bépp domaine ba nga xam ni dafa intéressé waa Cambérène. gis nañ 2 jours yi nga xamante ni jot nañ cee génn da ngeen doon dindi li nga xamante moom mooy yàqu-yàqu te oto yi loolu nag liggéey boobu fan ngeen ci toll. waaw liggéey boobu liggéey bu am solo la. presque dafa bokk suñuy priorité. c'est une super priorité suñu xar kanamu dëkk bi ñu doon wax ci campagne ñu jëmmal ko loolu nag dañ ci am ay taxawaay yu dëgër ginnaaw installation bi ñu def dañoo toog CDD toog CRD ak le gouverneur toog le ministère de l'intérieur ni ko Cambérène dañoo bëgg a changer seen xar kanamu dëkk ci loolu le ministre a engagé toutes les forces yi nga xam ne dañoo war a ñëw ci appel bi pour appel bi mën a jaar ci yoon mën a nekk appel ba nga xam ne ñëpp dañ koy def mu mucc ayib mais ci commune bi aussi volontaire mooy teg un comité de suivi ñëpp jàpp ci commune bi dina ut ay agents gilet bi ma sol moom mooy les gilets yi nga xam ni les volontaires de la commune pour la surveillance moom la ñu fas yéenee taxawal su ko defee it surveillance boobu képp ku dëkk ci dëkk bi war na la képp ku yeewoo Cambérène rek am na rôle boo war a jouer pour Cambérène changer xar kanam vision la gëm-gëm la objectif la na ci ñëpp jàpp te loolu moom mooy li nga xam ne incha allah dinañ ci taxaw à partir de là transporteurs yi ñi ci ëpp ci ñoom ñu ngi encouragé charretiers yi nga xam ne dañoo jël ay mesures pour ñu soppi seen doxalin ànd nañ ceeg ñun kilifa yu dëkk bi chef de village ànd na ceeg ñun donc li des mooy ñun ñëpp ñu doon ab dank li nga xam ne bëggal nañ ko ci dëkk ñu réaliser ko ci 2022 bi incha allah jaaral ci appel. incha allah lan ngay daal di dénk ndawu commune. ndawu commune bi ñoo moom commune bi. français tubaab day wax ni dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel avenir tu auras. donc maa ngi lancer profiter ci occasion de lancer appel à tous les jeunes des quartiers. à tous les jeunes de Cambérène. set setal defar bëgg nañ def benn opération bu ñu tuddee yaatal setal ci biir quartier yi. comme ni ñu ko defee ci allée principale bi bëgg nañ tous les 15 jours wala tous les 1 mois ñu def focus ci benn quartier ànd ceeg les jeunes de Cambérène ñu yaatal mbedd yi setal mbedd yi su ko defee allée principale bi ñu gérer ko mais gérer aussi tout le périmètre communal donc ñu ngi ciy woo toute la jeunesse de Cambérène ñu jàpp accompagner l'équipe municipale bu bees bi ci Cambérène bu yees boobu incha allah. fête 142e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye sallallahu alayhi wa sallam waaye nag 142 années yooyu yëpp feesu ñu ko woon
ñu ngi tàmbali fête anniversaire bi appel bi amee 100 ans donc ren ci la ñuy fête mooy 42e fête de l'appel de Seydina Limamou ci xalifa Seydi Thiaw 1996 le Cambérène am commune d'arrondissement Liba Seck nekkoon maire décembre 96 dañuy am commune d'arrondissement en 97 premier fête de l'appel maire bi dugaloon na ci loxoom Liba Seck am na lu mu defoon Amadou Samb Gomis aussi daan na jàppale dëkk bi Amadou Samb daan def moom ci nu man waaye waxtaan woo dëgg cee bokk d'une partie nii ñu ko gisee ni mu jàpp ci appel bi dëgg-dëgg amul benn maire bu ko mën am na ci moom yaakaar xam nañu fu bëgg a jëmale commune bi man ñu dul ñaanal ko dun yàlla na la yàlla jàppale yàlla na la yàlla jàppale nee nañu dey ñam su naree neex su doxee xeex waaye lii day yëf yaa ngi xañ de kon nag yàlla na neex yàlla neex dun jërëjëf sa compte sa équipe bi aussi kontaan nañ ci moom jàppale nañu la vous formez une équipe c'est yëf yi question d'équipe la équipe bi yaa koy ménager bu baax a baax ñu ngi ñaan yàlla jàppale ñoom ñëpp ba Cambérène ñëpp kontaan ci yéen bés bi kontaan ci yéen waaw leen gërëm leen sant ci turu waa dëkk bi yëpp nag ci turu délégué de quartier yëpp ci turu notable yëpp ndax ñoom la fi président ñu ngi ak madame la maire ñu lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay. bu baax a baax gis nañ tey jii nga daal di ànd ki nga xamante ne moom mooy monsieur le maire lan nga ñu mën a wax ci loolu. li ñu mën a wax rek mooy le doyen li mu wax le chef de village que c'est une équipe donc une seule équipe qui va gagner et qui va gérer la commune de Cambérène. donc dañu taxaw tey ci journée bi di préparer le 142e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye Al Mahdi sallallahu alayhi wa sallam ñu am ci taxawaay bi yees parce que ñun ñoo ko doon def slogan boo xam ne dañ ko war a dëggal di ko doxee di ko waxee donc loolu ci loolu la ñu nekk ni ànd ak monsieur le maire ak les adjoints et toute l'équipe municipale nekk ci ndëg di ci dox di ci wax pour Cambérène changer ni ko borom dëkk bi tërale woon Seydina Issa Laye sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla dolli ay leeram nga xam ne ni mu tërale woon Cambérène en nu mbedd yi di set lépp di set si loolu la ñu taxaw mu nekk une mission ba nga xam ne la jeunesse bu la ñëwee mën a assurer la relève. Voilà. En tant que madame la maire lan ngay wax sa mbokku jigéen ñi aussi ñoom tey est-ce que woo nga leen ci bis bu baax. Effectivement, on a lancé un appel à toute la population de Cambérène. Donc góor ñi ñu ngi si jigéen ñi ñu ngi si xale mag ak ndaw donc jigéen ñi ñun ñoo yor propreté ñun ñoo war a njëkk a defar suñuy kër génn si mbedd mi mu fas yéene nekk ñu fas yéene di leen ñaan li nekk lu pérenne ba nga xam ne bu ñu jógee rek da ku force buntu kër rek bu ñu jaaree si mbedd yi di nga mën a def tànk neen ba jàkka ja ni mu daan amee si suñuy temps wu maam ya voilà. ok ñu ngi lay jaajëfal bu baax jërëjëf je vous remercie. merci lay nuyu di la ziar bu baax Mata. waaw ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di nuyu di leen fay. di sant di gërëm d'abord monsieur le maire ak ñi mu àndal ñëpp tey représenté dëkk bi di sant bu baax chef du village de la commune de Cambérène ci taxawaayam mais bu ñu paree si loolu monsieur le maire am ay kàddu seede bu jógee ci koñ bi ak taxawaay bu jógee ci koñ bi ñu tàbbal ko ci say loxo yow mi nga xam ne yow la yàlla dénk dëkk bi tey koñ bi li ñu def nii mën naa ne c'est une première dafa régler problème yu bari ci suñu biir parce que li nga xam ne moom nga woote muy projet boobu yaatal setal mais yaatal setal foog ñu porter ko à la base lii nag mooy ñun dañu bëgg a joxe modèle dañu bëgg a joxe référence Cambérène ñëpp jël ci ñun exemple ba monsieur le maire bu dematee feneen bu leen di wax jël ci ñun exemple donc di sant suñu wayjur yi Papa Ngaar yi nga xam ne yow bu ma la cité naa mag ñi si koñ bi di sant également maire Ami Gueye bu ma ko cité naa jigéen ñi si koñ bi di sant Yaali Diop ak grand Seydina bu ma ko cité rek cité naa grand yi ci koñ bi
di sant Randeng ak ñoom Moussa ak ñoom Pambay su ma leen tuddee tudd naa ci koñ bi di wax ne lii dañ ko rafetlu parce que tout simplement développement mbiru ñëpp la monsieur le maire li muy taxawaay bi mu taxaw nii pour changer xarxanamu Cambérène la ñun nag yàlla dimbali ñu am xalaat génn suñu koñ profiter ci appel bi joxe signal bi fu mu mënti dem rek bokk buñ cité war nañoo cité mais aussi monsieur le maire koñ bi am nañ fi ay problème jigéen ñi am nañu problème fu ñu tuuree moo waral mu xawoon a metti ci organisation bi mais waa koñ bi bëgg nañ ci programme yi nga xam ne ñu ngi koy préparer pour dëkk bi lépp loo xam ne war na jëm ci luy évacuer nga bàyyi ñu xel parce que suñu koñ amul assainissement te dafa suufe donc nga bàyyi ñu xel ci loolu mais également di rafetluwaat sa liggéey di la encourager di la wax mbir mi nii la lii la borom dëkk bi bëgg lii la waa Cambérène bëgg bu ñu ci kenn génne nañ taxawaay bi ñu invité nag waa Cambérène yëpp ne leen lii mooy affaire bi na ci ñëpp àndandoo dooleel monsieur le maire dooleel jeunesse su Cambérène parce que ñu am solo lañ fépp lañ génn aale aan mi ngi nii ci ginnaaw fépp la ñu génn jeunesse bi bu dul ñoom dara du taxaw donc ñu ngi gërëm di sant jeunesse su Cambérène di leen wax ne nii la lii mooy changer xarxanamu Cambérène bëgg nañ am na ay projet mais koñ bi dinañ waxtaan seet si la pour wax la projet yi nga xam ne bëgg nañ ko. comme ni leen ko waxee woon tout à l'heure ñu ngi nii daal di toogee ki nga xamante ni sama grand père la moom moo nekk chef de quartier bi papa ñu ngi grand père ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. maa ngi leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant bu baax di rafetlu seen teewaay fii jërëjëf. grand père mën ngeen ñu wax rek nan ngeen di waajal li nga xam ne moom mooy appel Seydina Limamou alayhi salaatu wasalaam. waaw appel bi nag dafa nekk processus boo xam ne yàgg na ñu yàgg di ci nekk di réunion ci groupe yu bari ci organes yu bari ndax groupe central ñu nga cay réunion di ci jël ay décisions comité local aussi bi yor gérer appel bi ci niveau de Cambérène ñu ngi ci réunion yi chef de quartier yi également ñu ngi ci di réunion entité yëpp daanaka dañu nekk en branle depuis booba ba léegi pour faire de cet appel là une grande réussite ndax wax dëgg yàlla ñaari at a ngi nii appeluñu mu doon léegi lu nit ñi soxla lool kontaan ci nag di ko def moo tax bii daal dañu bëgg mu nekk appel spécial moo tax gis nga xale yaa ngi nii ñu ngi nettoyage bi commencé na depuis 2 semaines ou 3 semaines même pour faire en sorte que gan ñi bu ñu ñëwee véritablement nekk à l'aise fekk dëkk bu set dëkk bu sell ni ko maam Seydina Issa Rouhou Laye bëggee ni ko maam Limamou Laye bëggee moom bi nga xam ne moo fi indi yoon wi te teg nu ci yoonu yiw ak set. naka ngeen mobiliser ñi nga xamante ñoom ñooy ndawu quartier bi. waaw foofu nag dina xam naa ni moom yàlla dëgg la bëgg waaye daal seetlu nañ ni daal ndawu quartier yi moom amuñu conscience bi seen waajur yi am ndax wax dëgg yàlla dinañ utiliser média yëpp. pour woo leen ci yooyu mais daal ñoom daal yàlla xam ne ñoom daal xañ na defe naa daal man yeneen motivation xañ na moom la gën waaye boo seetloo tey délégué de quartier yëpp ngi nii yenn magu ko ñu ngi fi bàjjenu gox yi génn nañu waaye xale yi daal ñoom ñoo des ñoom daal war nañ seetaat seen bopp bu baax a baax ndax booy xool bu baax liggéey bi ñuy liggéey yëpp ñoom lañ koy liggéeyal waaye dafa mel ni amuñu conscience boobu waaye nag àdduna mi ngi seen kanam dinañ ko mës a gis nañ toog ba toll suñu toll bu boobaa dinañ xam ne liggéey bi ñu doon liggéey ñoom seen bénéfice la woon duñu tàyyi duñu yokki dinañ continuer di leen wan yoon di liggéey ndax ñoom bu yàggee dinañ xañ na dinañ am conscience venir fekk nu sur le terrain di liggéey. wax naa ko léegi nee naa ko utiliser nañu média yëpp ak organe panel yeeg yëpp pour wax leen. waaye boo nag foo loo gis am na nag xale yi du naam du xale yëpp ndax ay ñenn lenn ci ñoom ñu ngi nii saa yu ñu jógee ñu jóg ànd ak ñun waaye nag dañoo barewul loolu nag lañ leen di ñaax pour ñu jéem a gën a góorgóorlu gën a xoolaat seen taxawaay. waaw kii nag ñi ngi ki nga xamante ni mooy Aliou Niang moom bokk ci comité local bi nga xamante ñoom ñooy waajal appel bi en même temps moom moo coordonné lépp loo xamante ni set setal la fii ci Cambérène de Aliou ñu ngi leen. waaw maa ngi leen di fay Falaye di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. Aliou ñu ngi lay daal di jaajëfal bu baax a baax man ngeen ñu wax rek nan ngeen préparé woo ak nan ngeen mobiliser ñi nga xamante ñoom ñooy ndaw ñu. merci beaucoup Falaye ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu-sangu yi Seydina Imam Allah al Mahdi di ñaanal sunu xalifa Mamadou Mokhtar yàlla oyofal ko yen bi di ñaanal sunu sang sunu wasila sunu yaakaar muy Chérif Abdoullah yàlla yokk leeram. waaw donc di la wax ni que ñu ngi ci préparation appel bi
depuis boobu ba léegi ñu nekk membre ci comité local bi aussi nekk ci di ci liggéey nekk ci di préparer aussi depuis boobu ba léegi. koñ bi ñu nekk di liggéey depuis des années pour saabu appel amee nekk ci kër gi di liggéey set setal ren mu dolli ci liggéeyu appel bi yëpp ñëw ñu associé si ñëpp ngi génn taxaw di liggéey pour dëkk bi waaw nekk ci ak benn engagement et détermination par rapport ak ci échéance yi ñu jëm. donc daal mën naa ne mobilisation bi ñëpp a ngi fi les bàjjenu gox la jeunesse les femmes ñëpp a ngi fi jàpp si liggéey bi pour waajal set setal bi bu waajal appel bii nga xamante ni si la ñu jëm muy le 4 et le 5 mars incha allah. est-ce que lii nii c'est la première fois ngeen def ou bien daa ngeen ko def. non daan nañ ko def parce que chaque année boo gisee bu appel jubsee dañu koy def di liggéey pour gox bi donc ren mooy li ci yokk rek mooy que ça fait pratiquement 2 ou 3 ans bi nga xamante ni defuñu appel donc ren bi dañ ci ñëw dugg ak doole moo tax boo seetloo mobilisation bi fi nekk nii ak xale yi génn ça veut dire que ren am na lu ñu namm ci appel bi donc moo waral tey nga gis lii nii yëpp kon donc ñu ngi taxaw pour jàpp liggéey ci liggéey bi daal. maanaam daal di indi beneen xar kanam bu bees. très bien indi xar kanam bu bees indi beneen touche bi nga xamante ni dañ naan ku wàññi ku yokkul ku ne da ngaa wàññi donc pour yokku lañ mën a wax quoi valeur ajoutée boobu tey lañ ñëw pour indi ko ñoo xam ni ren daal appel bi ça sera benn appel bu spécial daal pour ci communauté bi yëpp ñëpp. sa kàddu gu mujj la lay doon. waaw kàddu gu mujj gi mooy di ñaanal ñëpp waa di gërëm ñëpp aussi ki nga xamante ni génn nañ fi toute la jeunesse aussi. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu laay maxtar ñoo ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni ñun ñoo ngi ci wàccaay appel bi comme niñ ko daan defee chaque année rek ñun fii suñu koñ Arlem mu nekk ci Cambérène ci biir Kawsara di def liggéey boo xamante ni liggéey bu mucc ayib la ren mooy 5e édition dañuy maye ndékki fii ci tali bi chaque année ñu ngi koy def te année bu ñëw dàq année bi ci bi nga weesu. macha allah di ñaanal sunu xalifa Seydina Mouhamadou Makhtar Laye ibnu Seydina Mandione ibnu Seydina Imaamullahi imaamul Aramayn yàlla yàggal ko fi may ko wér yàlla woyofal yan bi di ñaanal sunu sang bi nekk ci koñ bi muy Seydina Laye di coordonnateur appel bi di ñaanal yàlla yàggal taxawaayam di ñaanal ay baayam te Seydina Mouhamadou Lamine Laye nekk ca bopp ba ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yan bi woyof seen kaw di ñaanal suñu monsieur le maire duñ pare yàlla woyofal yan bi di leen wax ne nag ñun pare nan parce que 2 ans yi ngi nii appeluñu defuñu dara lépp ngir mbas mi fi nekkoon mais lépp yàlla def ci sutura ñuy sant yàlla bu baax nag di rafetluwaat ñun kontaan dañ am mbégte boo xamante ni appel beneen affaire la beneen level la ñuy nekk même bu ñu fekkee ci liggéey sax ñun pare nañ pour perdre suñu liggéey lépp ngir appel bi lépp ngir màggal woote Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam lépp nag contentement la rek ñi ngi ci wàccaay bi nag pare nañ démb tey soog a ñëw lépp nag li ci des lépp ñu ngi koy bàyyi ci loxo yàlla jàppale ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin yàlla may ñu ci ndam may ci ndam mboolem diine gi yëpp parce que boo nee laayeen du laayeen kese parce que Baay Laay woowul laayeen kese Baay Laay ñëpp la woo muy murit bi di laayeen bi di tijaan bi di xaadir bi catholique bi ñëpp la woo kon tey jii nii woote bi dañ koy extraverti quoi parce que woote Baay Laay warul yem fii. dëgg la de woote Baay Laay dafa war a génn partout dans le monde. parce que ñun loolu la ñuy xeex. dëgg la de tey jii nii nag ay xale lan de mais yàlla may nañu tuuti xel boo xamante ne buñ ko utiliser rek fi ñu ko bëgg mu yegg fa dina fa yegg incha allah. yàlla nañu yàlla defal ndam ci appel bii ñu jëm barke Baay Laay ak Seydi. ay Matar ñoo leen nuyu ku nekk ci projet sant di ñaanal suñu xalifa Baye Abdoulaye yàlla na yàlla yokk ay leeram te mu taax ñu si barkeem. di ñaanal xalifa bi uudu ko di Seydina Mouhamadou Makhtar Laye mu Seydina Mandione mu Seydina Limaamu yàlla yàggal ko fi ànd ak wér yàlla na yàlla defal ko ndam si appel bi ñu dégg moom yàlla na ko yàlla defal ndam yàlla na yéen bi si kawam di ñaanal xalifa généraux yëpp képp ku nekk si adduna bi ñoo ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm di waajal appel Seydina Limaamu Laye alayhi salaatu wa salaam di leen ñuy ñaanal yàlla nañu ci yàlla yóbbu ak jàmm di nuyu suñuy kilifa di nuyu partout dans le monde ñoo ngi jub si appel le 4 ak le 5 muy vendredi ak samedi instant dañoo nekk nii si préparation nettoyer dëkk beeg waaw di préparer gan yi ndax ñun amuñu lu dul appel rek lañ am ndax ñun fu ñu dem partout dans le monde dañuy ñëw te appel di si ñaan yàlla yóbbu ñu si ak jàmm yàlla nañu si yàlla may ndam di ñaanal suñu niveau xalifa suñu niveau maire di dun paade yàlla na yéen bi si kawam
lu muy mbébét ci dëkk bi yàlla na ko yàlla defal lu koy njortam ñaanal jeunes yëpp. sono si la ziar bu baax a baax. mën ngeen ñu wax rek nag ngeen di waajal li nga xamante mooy appelu Seydina Limamou alayhi salaatu wasalaam. waaw ñu ngi si de ñu ngi si moom appel bi lépp lu mu ñu jaaralul ne rek ñu ngi koy def quoi parce que xam nga appel bi ñu ngi koy péré depuis 2 ans amul kon ren bu ne appel rek ñun ñëpp war nañ mën a jugandoo quoi liggéey di nga koñ beeg yëpp maire yaa ngi fi ba si salon yeeg yooyu maire yaa ngi fi quoi booba tey ñu ngi fi toog di nettoyer macha allah quoi ñu ngi koy péré ba nga xam ne moom wax dëgg yàlla ku ñu gis ku dugg si dëkk bi di nga xam ne dëkk bi changé na quoi wax dëgg yàlla ñu ngi si kawam ñu waatal Ndiaga Mbaye yëpp génn nañ ñu ngi si kawam. yéen da ngeen daal di woo ndaw ñi def forte mobilisation ou bien association. waaw koñ bi nag wax dëgg yàlla moom amul association mais am nañ volonté quoi saa yu mu wootee mag ak ndaw ñëpp ay génn ba si monument bi ñuy def laaj ñu si kenn ñun booy ñoo volonté wu di ko def ñoo cotisé suñu bopp dañ bëgg ñun lépp lu dëkk bi laaj lu ne ñun ñu sentir suñu bopp ñu xam ni carrément waa Tali Ndiaga Mbaye ñu ngi yëngu si defar dëkk bi ñun looloo ñu ñor dëkk Roolaay sax dafa war a taaru moo njëkk si dëkk yi wóor na yàlla ñun ku koy defar rek moom lañ àndal mais ku koy yàq ñun bëgguñu quoi. ñu leen nuyu di la ziar. waaw salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni rafetlu nañ seen teewaay ci quartier bi yéen waa Lou'Bess TV ak benn mbooleem réseau bu ngeen àndal rek ñëw fi ñu ngi rafetlu seen teewaay. di wax nag liggéey bi du liggéey dara liggéey appelu Seydina Limamou la ñu joxe suñu participation ci hygiène de vie bu dëkk bi ak quartier bi loolu moo ñu tax a jóg mais vraiment depuis que ñu alerté que ni ñun dañuy nettoyer quartier bi pour set setalu appel quartier bi kenn toogatul vraiment jeunes yëpp ku nekk xam na ni dimanche matin jeune bu ne sa xel mi ngi dem ci terrain mais ñoom ñëpp dañu dagg seen occupation ñëw jox ñu ko bon ñii xale yi nga xamante ni ñoo nekk ak man ci koñ bi Ousseynou mii responsable la si ñoom vraiment daj na ci lu ne pour quartier bi set Cheikh Mbodj mii responsable coordinateur ci quartier bi vraiment ñoo nekk sama kanam ma di leen pousse ñuy dem mais vraiment amatuma coono ci ñoom léegi dañuy jël kàddu gi jox ko Cheikh Mbodj mu exprimer. Cheikh rek dégg nga li nga xamante ni moom la sunu papa Alé Hann wax yow loolu la nga ci daal di yokk. effectivement asalaamaaleykum waa mbokku Cambérène yëpp ginnaaw bañ leen nuyoo di leen ziar bu baax a baax di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sunu xalif sunu kilifa muy Baye Abdoulaye muy Baye Doudou ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko fan bu gudd. yàlla oyofal yan bi ci moom appel bi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin boo gisee nag lu waral lii bu dul dara mooy monsieur le maire Doune Pathé Mengue ak programme am ci Cambérène bu yees dafa jël Cambérène delloo ko ci cosaanam parce que ñëpp xam nañ ne tey dëkk bi dëkk Seydina Issa Rouhou Laye la te ba mu koy woote daf ko woote ci set ak sell donc loolu tey ñu dem ba ci jamono ñu gis ne changement commencé na am ci dëkk bi ñu ne nag ñun nga xam ne ñoo nekk jeunesse bi nga xam ne tey jii mag ñi seen wàllu wéy na dëkk bi ci ñun lay mujj ñu ne ñun kat nañ jël suñu matuwaay balaa tey ñuy mujjee puso bi muy rëcc suñu loxo moo waral loolu ñu jiital suñu papa ak Laye Hann ak chef de quartier ñëwoon na superviser nañu mën naa ne tey ak notable yëpp Baye Iddo aussi tamit ñëw na fi doxantu na fi sànni ñu ñaan nekk vraiment kilifa ci quartier bi. nekk aussi tamit imam ñëw sànni ngi ñaan loolu kon donc xeebuñu ko waaye tamit mën naa ne quartier bi dafa am taarix parce que tey bu ñu nee Tali Ndiaga Mbaye rek ñëpp am na xel yëpp am na fu mu jëm donc suñu baay boobu aussi tamit ñu ngi koy rendre hommage à travers tey ci vidéo bi di ñaan yàlla suñu borom xaare ko àjjana parce que am na lu bëri tamit lu mu liggéey ci quartier bi kon donc ñun tamit vraiment relève boobu la ñuy jël rek ànd ak suñuy papa suñuy nijaay ñu gunge ñu topp seen i tànk lii nag journée de set setal la. dëgg la appel bi mi ngi ñëw mais boo xoolee ci suñu politique ñun ba ñuy def campagne di wër di jël dëkk bi dafa am loo xam ne tey jii waa dëkk bi dañu ko dénkoon mooy cadre de vie ñëpp xam nañ ne tey jii sell ak set ci la lépp xaj parce que dëkk bu sellul ñi fa nekk du ñu mën a wér mais aussi tamit liggéey bi dafa laaj tey jii ñëpp dugal ci seen loxo parce que monsieur le maire moom dong mënul liggéey lii mais am na loo xam ne population bi ku ci nekk. jàpp ne yaay Doune Pathé actuellement maanaam sa dëkk yaa ko war a sellal yaa ko war a defar donc vraiment maa ngi invité waat jeunesse bi yëpp parce que quartier Ndiaga Mbaye li fi nekk ci jeune ëpp na lii kon donc tey jii du ñu wootee journée set setal képp koo xam ne yaa ngi ci kër ak loo mën ci jàpp
bu doon ñaari waxtu la war nga mën a ñëw vraiment may ko waa dëkk bi waaw dëkk bi war na la mën a jaral lu nekk parce que bu dul dara acte citoyen la donc loolu ñu ngi ciy ñaaxaat ñu bëree bëri ñu ñëw mais lenn aussi tamit am na mooy ñu ngi lancé waat message tamit pour appel bi nga xam ne fa lañ jëm parce que tey jii dañu war a jël ay gan yu war a ñëw mais gan yooyu tamit bu ñu ñëwee ngir yàlla leen koy ñaan li nga xam ne moom la dëkk bi dëppoo nañ ñu ko defal parce que nag fan yii yëpp ñu ngi def ay opération guddi gi ñu ngi liggéey bu baax a baax ak monsieur le maire ak autorité administrative bi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi mooy monsieur le sous-préfet le commandant ñu ngi koy nuyu tamit vraiment au passage jàppale nañu ci lu bëree bëri ci côté sécurité mais aussi tamit le commissariat unité 15 moom it mention spéciale parce que gis nañ vraiment moyens nga xam ne déployé na ko rien que rek pour suñu sécurité kon aussi tamit lii occasion la man ma remercier leen vraiment aussi tamit remercier aussi tamit jeunesse quartier bi parce que jeunesse bi ku leen gis xam ne jeunesse boo xam ne vraiment dañ consciente te jël nañ seen destinée en main